baax mi baax ba mel ne bàkku lem bu nu bàkk ci bàkku wax mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm ci plateau mi-journée bi fii ci Walfadjri tey nag ñi ngi am mbégte di dalal Cheikhna Cheikh Sadbou Keita nekk commissaire de police à la retraite nekk aussi acteur politique indépendant lu mu koy définir bokk itam ci coalition bi di Benno Bokk Yaakaar monsieur le commissaire maa ngi lay nuyu. Pierre-Edouard maa ngi lay delloo nuyoo di la sant di la remercier ci invitation bi. waaw yow tamit ñu ngi lay remercier bu baax si li nga wuyu si suñu invitation. di ñaan yàlla yi tamit lépp lu ñu fi taataan muy jëriñ askan wi. di remercier yi tamit ñi nga xam ne ñoo leen di déglu. bis bu nekk et ñoo ñuy déglu ci occasion bi. waaw sénégalais yi nag ñi ngi may nopp palais de la république ndaxte normalement tey bu minuit jotee ci la arrêté bi gouverneur bu Dakar ak Thiès jëloon war a jeex ñu xalaat ni nag président boobu moytuwul dina jëlaat yeneen mesures soit mu proroger waat li nga xam ne mooy couvre-feu bi war ko sax étendre ci yeneen région wala déet lan moo si sa position est-ce que couvre-feu bi da nga yaakaar ni ñu ko defee baax na dañ ko war a continuer nii wala boog dañ ko war a arrêter wala sax ñu proroger ko gën ko étendre ci yeneen région yu Sénégal. sama xalaat mooy simplement dañu nekk di dund situation bi nga xam ni xamuñu ko mosuñu ko xam kuy dund tey fekke woo ko mosoo ko xam muy situation bu grave bi nga xam ni état bi dafay taxaw pour aar doomu aadama yi day indi ay mesures yi nga xam ni day ànd ak mbir mi ak nu mu mënti taxaw rek mu jéem wut ay réplique pour mën a contrer que pour mu mën fi yem su fekkee nag dañuy dem di dem ba am ay fan essayer waat dara te ba léegi ñu ngi gis ni affaire bi mu ngi yokku moi je crois que nan bàyyi état bi mesures yi mu xalaata jël parce que moom mooy responsable mu jël ko su fekkee dafa war a yokku dañu war a gën a serré dañu war a gën a demaat ci yeneen dimension wu confinement ak couvre-feu ñu dem ci loolu déjà fàtte woon naa ko tout à l'heure sax ñu ngi nekk ci changement de stratégie parce que loi wu 69 bi nga xam ni moom moo tënkoon lépp li nga xam ni dafa jëm ci état d'urgence état de siège yi laay consort mesure yu mel ni dañ ko soppar ñi ci occasion bi ba mën a déclarer état wu catastrophe sanitaire ça veut dire mbir mi nga xam ni mbas mu jéggi dayoo moom mooy prétexte su situation bi ñu nekk donc luñ ci mënti def rek dama yaakaar ni su yokkoo c'est parce que war na yokku su yokkuwul itam ñu xam ne affaire bi mu ngi wàññeeku mais nañ bàyyi ñiy liggéey ñu liggéey. waaw jël nañu couvre-feu bu njëkk après ñu jëlaat ko teewul yëf yi di gën a yokku rek est-ce que donc waruñu xalaat ni couvre-feu yi peut-être nekkul lu efficace. non du question couvre-feu yu efficace su fekkoon ni dañu teg ni li nit xam wala li yomb. ci mathématique par exemple ci calcul 1 plus 1 égale 2 nga xam ne lii nga am comme problème lii mooy solution bi xam nga que depuis daawaati jéeg lii du loolu daf di li nga xam ne dafa jóg moo tax ñu ne mbas dal suñu kaw sonal ñu di faat ay bakkan. mais léegi mu am fi 1 an de. waaw donc tâtonnement yi amoon au début mënuñ ko baalaati gouvernement bi. déedéet parce que expérience su 1 an boobu xeex la bu sotti woon presque ba ñu amoon ci ndam mi nga xam ni addina bi yëpp gis nañ ko ça veut dire fexe woon nanu ba li nga xam ni moo doon métit bi li nga xam ni moo doon moom la ci doon nit ñi bañ fexe nañu ba bariwul fii suñu demee nag ba dugaat ci li ñuy wax deuxième vague c'est-à-dire mbir mi ñëwaat encore ñëw ci ñëwin bu gën a tar dañuy d'accord ni li ñu doon xeex daaw ba léegi taxut ak liñ ci mën taxut ñu war a mën ni naagu ni lii mën nañ ci dara déedéet mënaguñ ci dara dañuy xeex ak moom ba fuñ ko mën a daanee. léegi yow lan nga gis yow dañoo war a yokk couvre-feu bi gën ko yokkaat ci yeneen régions yi wala ni ñu ko defee ni baax na lu ci sa position personnellement. man sama position man nga wax. su fekkoon ni man maay décider. damay yokk couvre-feu bi sur l'ensemble des régions mais problème bi taxawewul noonu yow da nga ko limiter rek ci problème mu fu affaire bi am parce que noonu la nit ñi di raisonner. mais gouvernance dafa gën a compliqué loolu su ñu yemee rek ci fu mu bari rek ñu tëj nit ñi ok mais dafa am ni dundewuñu
loolu rek dañuy dund ci nit ñi di dund nit ñi dañuy dund di liggéey donc il faut nga naxante ci situation bi ba xam li nga xam ne xëy na soo ko defee di nga xeex ak feebar bi te doo gêner nit ñi ba indi yeneen loraange loolu yëpp nag nekkul ci bopp ñun ñii dafa nekk ci bopp ñi nga xam ni ñoo yore réew mi il faut que ñu protéger nit ñi ci feebar bi mais il ne faut pas que ñu indi yeneen loraange il faut que ñu déglu peuple bi il faut que ñu jéem naxanteeg moom ba teg ko ci ay comportements yi nga xam ni su ëllëgee dinañ xam ni gouverner nañ leen sur le plan sanitaire ak xel ak xalaat di jéem seet li nga xam ne suñ leen ko tegee dinañ ko àttan borom te dina tax ñu génn ci mbas mi. mais yow commissaire de police nga woon est-ce que yaakaaroon ni policiers yi ñuy déployer ci guddi gi yëpp tey bu ñu leen déployer woon ci bëccëg bi ne leen toog leen di xool ni ñuy respecter geste barrière yi loolu warul woon gën a efficace. xam nga police bi fi nekk ak gendarmerie bi ak armée bi sax ñu ngi def li ñu war a def ci guddi gi. guddi kay defuñu dara te guddi gi kenn génnatul ñu ngi toog ñoom ngelaw li di naan ngelaw rek lañ fi nekkee. déedéet ñu ngi def ci guddi gi parce que yow génnuloo mais ñoom ils sont obligés man fi ma dëkk da nga leen di gis ñuy romb ak seen oto taxaw ci carrefour yi contrôler nit ñi bu fekkee nag am nañu nit ñi respecté nañu consignes yi mais effectivement dañuy taxaw te duñu gis kenn mais duñu ñibbi tant que kenn levewul dispositif loolu amul suñu nee mesure bi lii la ci commandement dañuy jël mesures yi exécuté wu ko du kenn ku def lu la neex tey su fekkee da nga ma posé nag problème mu li ñuy def ci guddi gi lu tax duñ ko def ci bëccëg bi si ñu ngi def ci bëccëg bi parce que bëccëg bi ñu ngi def li nu mën di dugg ci oto yi di wax nit ñi yow takkuloo masque wàccal yow ceci cela mais da ngay comprendre ni yi tamit ñun fii li nu am moom la ñuy duggee ça veut dire quoi ça veut dire que police bi ak gendarmerie bi ak armée bi préparé wu ñu woon lii depuis très longtemps naan su mbas bi ñëwee 2020 il faut que nit ñi doy il faut garab yi doy il faut bagage yi doy mbas mi daf leen fekk ak fi nu toll ak li nu préparé woon su ci catastrophe yi bokkee sax xëy na dimension bi mbas bi ñëwee ëpp na li nga xam ni moom la ñu préparé woon ci ay bagages ay organisation mais ñoom formé nañ leen ci loolu yëpp. mais formation bi moo tax ñu des fi ba léegi dawuñu bu fekkoon du formation bi kon jóge nañ fii parce que ay nit lañu ay doomu aadama lañu dañuy feebar dañuy gaañu leneen daf leen di dal mais malgré ça xam nañ ni difficile na da nga ciy gis ñi nga xam ni dañuy def loolu gis naa que maa ngi gis tribunalu Thiès récemment ku taxaw si su passé guddi gi nu mu tëddee encore entrée autoroute à péage bi xëy suba liggéey si mënul taxaw fi muy liggéeyee pourquoi parce que dafa fanaan ñaari fan ñetti fan mu ngi fanaan autoroute à péage ñëw yeewu suba ñu war ko liggéeyloo tribunal mënu leen donc dañuy def ak moyens yi ñu am ça ne veut pas dire que nag doy na doyul du noonu responsabilité rek la dañuy jéem a def ak moyens yi nga xam ne ñoom la état bi comme que moyens yi doyul kay nañu def ba mu gën a ñoŋ gën a efficient mais loolu amoo temps wu defar que par exemple yóbbu leen si bëccëg bi kay moo gën bàyyi leen si guddi gi rek te amuñu liggéey amuñu dara seddaay bi ñëpp a ngi seen kër si yow yaa xalaat loolu yow yaa xalaat loolu mais quelqu'un qui est dans le dispositif war a opérer du la wax ni la guddi gi duñu def dara yow doo génn doo xam ñoom nu ñuy déployer wu la nuit dañuy déployer wu effectivement je refuse ça à tout le monde la preuve da nga koy wax léegi puisque nit ñi déployer wu nañu ba xale yi bàyyi nañu xeex ak ñoom ci guddi gi déployer nañu ba nit ñi léegi nangu nañu toog seen kër su 19h jotee nit ñaa ngi daw di ñibbisi balaa 21h leen fekk ci biti ça veut dire que ñu ngi continuer déployer dégg naa quelque part kenn ni oui effectivement man de jóge naa fii dem ba fële gisuma benn alkaati mais du ñu teg alkaati ci buntu kër gu nekk loolu du déploiement stratégie d'occupation de l'espace du terrain et du temps la da nga naan du 21h 5h du matin mooy espace bi ñu war a këfin terrain bi mooy circonscription yi nga xam ne war nañ ko couvrir logistique bi personnel bi ak point yi nga xam ne fa la ñu war a taxaw pour que mission bi mën a dal loolu su fekkee ñëpp d'accord nañ si dañuy respecter nit ñi lu ñuy def seen liggéey plutôt que ku nekk mën a jël si compte liggéey bi sa compte ba mën ko tigga nu mu la neexee. mais commissaire Keita Sénégal dañoo baaxee woon ragal alkaati bañ na sax booy waxtaan ak nit mu ne la yow da ngaa ñeme yàlla ragal alkaati mais léegi dañoo gis ni loolu dafa mën dafay jeex nit ñi dañuy dem di attaquer alkaati yi non seulement sur le terrain mais dem sax ba seen i commissariat di leen attaquer gis nañu ko ci première nuit couvre-feu boobu loolu naka lañ ko mën a expliquer. loolu jamono la du caagi nag alkaati yi dañu fënax wala dañu nasax. wala dañoo yaafus. wala dañoo yaafus wala. danoo mel nu ñu warul mel du loolu dafa di que nit ñi seen bopp
fi ñu doon ragalee dafa soppeeku, li ñu doon gis bay ragalal seen bopp dafa soppeeku, mooy léegi nit ki ci boppam moo naan man kenn waruma def loolu lii war naa ko def, kenn waruma tere lii, kenn war sësa la. su ko nit ñu bari nag jëlee ci évolution, loolu nekk comportement nit ñëpp, day changer terrain bi. Et en plus de ça mu am fii tamit ay kuréel ak ay nit ñi nga xam ni dañ leen di tuddee défenseur des droits de l'homme wala activistes yi nga xam ni ñoom loolu la ñuy xam, parce que notion wu liberté loolu mooy à la limite moom mooy seen liggéey. notion wu liberté ñii nga xam ne ay activistes la lu mu gën a jaxasoo rek la leen gën a arrangé. Pourquoi? Parce que ils sont à la solde de situation yi nga xam ni ñoom yi tamit fa la ñuy gis seen njëriñ, wala si li ñuy def fa lay amee sens. ñu jël nag population bi nag def ko arme. ci biir nag léegi ñoom dañu convoqué loi bi pour expliquer seen position waa droit de l'homme yooyu ngay wax. waaw mais lu ñu. que ni couvre-feu kenn amul droit di dóor ay nit. waaw mais loolu c'est un faux débat. parce que soo taxawee ni couvre-feu kenn amul droit dóor nit, c'est évidemment police. soo demee police ñu gis ku dóor nit ba gaañ ko, dóor nit te waroo ko dóor parce que yoon mayu la ko, su ko sa ay kilifa jegee nan la sanctionné, su ki nga dóor su la porter plainte nan la sanctionné. loolu moo am fii. Donc c'est pas wax c'est un faux débat. lii débat bi mooy question wu tout le temps yow sa besoin mooy nga critiquer. il faut nga critiquer. on le laisse dans leur champ, mais ñun tamit nañu communiquer autrement pour wax nit ñi ni pour que réew mi mën a avancer il faut que ku nekk am comportement bu responsable. critique bi ak taxaw fële di encourager nit ñi ci désordre, c'est pas un comportement responsable. il faut que nit ñi am comportement responsable. il faut mu am ñu koy wax, parce que sinon on va laisser le champ libre ak nit ñi nga xam ni ñoom lu leen xalaat ni moo leen arrangé moom la ñuy xiirtal doomu aadama yi, ak ñi nga xam ni désordre bi ci boppam en tant que tel moom la ñu bëgg, parce que li ñuy wut ci la mën a nekkee. donc suñu force de l'ordre kenn waru leen mën a affaiblir, loolu baaxul ci suñu réew. non benn force de l'ordre loolu mën a affaiblir ci àddina bi yëpp, parce que li muy liggéey sa njëriñ la. par essence alkaati li muy liggéey njëriñu citoyen bi la, parce que su fekkoon dañuy yeewu suba rek ñu bàyyi dëkk bi dans le désordre, nag yi dawee ci àll bi dugg si kenn du leen jàpp, ñi yore jaas yi ñu yore semmiñ, sécurité amul, mais citoyen yi du ñu mën a liggéey, kenn du mën dem marché, kenn du mën a togg, kenn du mën a jaay, kenn du mën a yéeg, kenn du mën a wàcc. donc kenn waru leen affaiblir. en situation normale ba ci situation exceptionnelle comme bii tey ñëpp dañu war a taxaw ci seen gannaaw jàppale leen. alors semaine passée si communiqué conseil des ministres bi dafa am benn phrase boo xam ni nit ñi dañ ko gis mu xaw leen jaaxal ci wàllum vaccin bi, ndax dañoo bind ñu ni les forces de l'ordre et de sécurité vont accompagner le déploiement rapide de la stratégie de vaccination. léegi nag nit ñi dañuy laajte est-ce que force de l'ordre yeeg de sécurité dañu leen utiliser pour ñu forcer nit ñi ñu vacciner wu par force, wala boog dispositif bi rek la ñuy accompagner pour yombalal personnel médical bi ñu mën a def seen liggéey. waaw mais yow wax nga tontu nga wax ji, parce que xam nga su fekkoon ni problématique gu vacciner nit ñi par force am na, dañ koy yoonal, dinañ jël ay loi ak règlement pour wax la yow nii sénégalais sa biir kër rek yow sa bopp par force di nga vacciner, soo vacciner wul lii dinañ la ci fekk, te soo vacciner wul dinañ def nii pour nga vacciner wu. loolu mooy déploiement force de l'ordre dans ce sens-là. mais comme ñoom dañuy accompagner, ça veut dire que dafa am ay mesures, ay stratégies, ay bagages yi nga xam ni dañ koy war a déplacer, ay nit yu ñu war a sécuriser, ay points yu war a sécuriser, ay chaînes de froid yi ñu war a installer, ay équipes yi nga xam ne dañoo war a transporter, te force de l'ordre yi dañu am ay moyens. fii mu nekk soo waree déplacer benn situation de sécurité ak ci stratégie de gestion de catastrophe yi ñoom ñëpp dañuy indi seen ay oto, indi seen ay nit, indi seen pour encadrer déploiement bi ba lépp aw yoon. alors ñu avancer un peu, mais ñu reste sax ci vaccin bi, yow lan aussi sa position en tant que citoyen, est-ce que pare nga tey pour vacciner wu, parce que débat bi mi ngi am ci réew mi, résistance yi commencé na di dessiner wu. waaw man dama ni situation bi toll na fi nga xam ni lii tax ñu aar doomu aadama yi ñi yore santé bi ñoom ñoo koy def nañu, takk leen masque, def leen lii distanciation, def leen lii, pour que def nañu faj ñi nga xam ni ñoom la mbir mi dal parce que feebar nañu déjà. mu des léegi renforcer dispositif bi mooy indi leneen li nga xam ni suñ ko defee ci nit ki dina fexe ba mu aar ko contre feebar bi nga xam ni moom moo xew. suñ ma nee loolu day aar nit ñi, man damay dem ñu aar ma. damay dem vacciner wu personnellement, y a aucun problème, du man maa koy décider, feneen lañ koy décider, sama intérêt la. donc dañu war ku nekk da ngay d'accord ni lii ñuy def kat du seen intérêt,
sa intérêt la donc da ngay dem nga def ko. alors beneen sujet bi ñu war a waxtaanee mooy policier bi ñu radié dàq ko parce que dafa dem si kanamu sëriñam mu sukk fas ak tënam yow est-ce que boo nekkoon njiitu police tey doon nga radié policier boobu. bu baax nga radié. nga teg ko fan. ma teg ko ci ni moom moo jóg benn bis nekk alkaati sol tenue am ay règles yi nga xam ni moom daf ko war a respecter. dafa war a sargal police bi nga xam ni moom lay liggéeyal sa sargal boobu mu ngi commencé ci protéger ko ba soo solee ay mbubam nga nekk ci comportement wu def liggéey bi wala ngay def li nga xam ni doon naan tegu na ci yoon taaru na wàcce woo ko suñu gisee yow nga bàyyi fi loolu jiital nag sa ak taalibe am nga ci droit mais boo koy def sumil mais bu fekkee da nga jaxase lépp la amul discernement dem sol tenue ba sol casquette sol lépp daal di ñëw sukk sa kanamu sëriñ. loolu moo dérangé le fait que mu tol tenue bi mais bu nekkoon en civil du am problème. non du am benn problème. parce que ñun ñëpp am nañu sëriñ. à commencer par man Cheikh Sadou laa tudd am naa sëriñ keneen am na sëriñ keneen am na sëriñ mais du ma def loolu keneen du ko def te duñ ko def tous les jours donc moom waru ko def loolu dérangé wul dafa anormal. président de la république nee nañu c'est le chef suprême des armées chaque jour ñu gis ko mu dem sukk ci kanamu sëriñam. loolu. te loolu génnewul kenn. loolu beneen dimension la fi président de la république nekkee ci situation wu chef d'état politique di gérer religion yooyu mu leen di gérer politique bii tamit di gérer am ay relations yu particulières ak ñoom fi muy defee noonu kenn waru ko jël di ko comparer ak élément bi nga xam ni élément bu dispositif la buy def lu mel noonu soo ko bëggee comparer rek dañu doon pëccëxoo lu nekk la nit di def c'est pas la même chose du benn. mais dàq bi est-ce que gaawul est-ce que procédure bi respecté nañ ko ba mu jeex. procédure wax naa la tout à l'heure ni la man mii yóbbu nañ ma conseil d'enquête dàq ma ci police mais je trouve que c'est normal kenn waxul fii ñaata fan la def ñaata ceci cela parce que amul caractère bii. man la conseil d'enquête ay nit la ay alkaati du ministre bi comme yow yu ñuy jël li nga def tekk seen kanam ni leen càmbar leen lii seet leen lan moo ci nekk su ngeen paree ngeen wax lan ko war a def ñoom bi nu paree woo nañu waa ji mu ñëw wax nañu ak moom laaj nañ ko expliquer na défendre na boppam mais ñoom ñu gis ni lii mu wax waru ko may mu am droit wu def li mu def ñu bind ci seen rapport ni ñun kat kii dañu décider que ni dañ koy dàq donc commission boobu mooy proposer su ko ministre bi jotee li commission bi wax xëy na ministre bi mën na ci bañ a topp mais en général conclusion commission bi mooy commander comportement wu autorité yi donc ci ñi nga xam ni moom la àndal nekk alkaati la dàq bi foofu la sooke woo te ñooñu doon xool nekk alkaati àndul ak li mu def contre ñu ko mais ñoom alkaati gi lañu wax àndul ak li mu def. alkaati yaa ngi formé wu en daïra militaire yaa ngi formé wu en daïra ci caserne yi. mais te loolu dafa mel dérangé wul kenn. mais pourquoi duñu formé wu daïra ci caserne yi man dama la wax ne man taalibe laa ñii formé wu daïra ci caserne defuñu ko alkaati formé daïra ñoom Mamadou Abdoulaye Samba Demba citoyen sénégalais bi nga xam ni bu newuloon alkaati sax day formé daïra ñooñu ñooy formé daïra mais doo leen fekk mukk ñu sol seen tenue alkaati ak lépp ne consort ni daïra bi daïra biir police la ci biir police bi daïra Tidiane daïra Xaadir daïra Murit wala daïra leneen ba su situation amee ñu fësal ni si biir police gi am na ay pàccu daayira yi nga xam ni ñoom fii la du bokk ñii fii la du bokk état bi ak confrérie yi ak religion bi il faut ñu xam nu leen di séparer ba ku nekk mën a jël sa responsabilité li nga nekk su may dox tey doxinu taalibe ma xam nan laa war a taxawee su may doxinu musulman wala chrétien wala ma xam nan laay taxawee mais su ma nekk sama biir liggéey nag bu ma ko jaxasee ak lépp il faut discerner sinon loolu ci fekk yow la. est-ce que alkaati bi dañ kaa radier pour l'exemple. mais mu servir d'exemple aux autres. mais exemple aux autres dafa am ci sanction boo mën a jël parce que au-delà du fait que da ngay dal ci koom da ngay won ñeneen ñi ni lii mu def kat defu wut won leen nii tamit su ëllëgee soo ko defee yow tamit dina la jaarale fii loolu le caractère exemplaire de la peine de la sanction existe kenn du ko éviter il a payé mais il a payé pour d'autres def moom li mu def dal na ci koom
mais tere na mu dal ci ñeneen ñi nga xam ne su ëllëgee balaa ñuy def lu mel noonu dinañ xalaataat. mais daa mel ni mettiwul ci moom de ndax bañ ko dàq ba léegi dafa am benn élan de solidarité bu exceptionnel bu ñu gis nit ñi ngi koy proposer liggéey ñii di ko jàppale financièrement et tout. loolu mën nañ ko comprendre parce que Sénégal moo tëddee noonu nit ñi dañuy quelquefois jaxase lu bokk ñëw ci ak seen gisin seen melin seen gëmin c'est tout à fait normal. lii may ci mën a wax lu anormal mooy des responsables yi nga xam ni yàlla féete na leen fi nga xam ni ñoom dañu war a nekk ay modèles au lieu que ñu nekk ay modèles ñu indi yeneen comportement jaxasoo ci pëccëxoo bi ba di fi def ay spectacle tel que Bougane qui se donne en spectacle recruté naa ko jox naa ko xaalis jox naa ko ceci jox naa ko cela. bàyyi defal yàlla la daf koy jàppale rek. non waa ji père de famille la aussi. non du loolu. du ko jàppale situation bi lay exploiter pour def sa campagne personnelle mais am na leneen li nga xam ne moom lañ ko waroon xaar parce que soo demee ba ni man mii kat réew mi dama ko soxla am na fu ñu lay xaar est-ce que moom bu fekkoon ni tey moom moo nekk place su président Macky Sall est-ce que lii muy def nii attitude bi mooy doon attitude am parce que responsabilité am ci état bi day fës donc il faut que ñu prêter attention di séparer lu bari li mu def. bokk na ci li nga xam ni moom moo gën a grave ci affaire bi parce que su ëllëgee su nekkee ci benn situation du ko mën a def. donc mën na encourager ñeneen aussi. non mais ku mu encourager nga def ko itamit am na ñu mu encourager am na ñu tàccu ci li mu def. ku mu encourager nga def ko itamit da ngay def erreur. réew dafa am état ñu am ay diine am ay confréries yi ñun la lépp ñun la état bi ñun la confréries yi ñun la diine yi ñun la da nga ko war a séparer pour que. su ëllëgee sunu état fort mais sunu diine yi tamit gën a fort mais su fekkee ni dañ koy def ci situation bi nga xam ne dafay am ñu ciy profiter pour nasaxal état bi wala pour nasaxal religion yi mais du dem état bi warul nax sa religion parce que bokkuñu champ kii dafay woo nit ñi ci yàlla mais fii dañuy woo nit ñi ci gérer li nga xam ni moom la ñu bokk ñun ñëpp mooy suñu réew ci la ñu nekk ci la ñuy dund ci la ñuy nekk ay citoyens ci la ñuy nekk ay talibé ci la ñuy nekk ay musulmans ci la ñuy nekk ay chrétiens donc lépp li koy doxal dañ ko war a sàmmal suñu bopp te dooleel suñu état taxawal ko ba mu nekk état bu dëgër bu fort bi nga xam ni dara du ko nasaxal bokk na ci responsabilité citoyen bu nekk et c'est très important. voilà ñu jeexalee ak mbirum Diary Sow bi nga xam ni nekkoon na débat fii ci Sénégal et tout finalement ñu retrouver ko et tout en tant que policier est-ce que mbir bi nag see teeyoon ndaxte genre yi peut-être nekkul lu étranger ci seen liggéey. waaw xam nga dès le départ tu as bien posé la question lii laa wax duma ci wax ju bari parce que su ma ci waxee lu bari. su ëllëgee dinaa feeñ ci li nga xam ni matadi lay doon ma ànd ak moom xam nag ni situation bi mu nekk situation bu particulière la parce que nekk xale ñu jël la teg la ci benn situation médiatiser la depuis le début depuis bu nekk fi yaa fi dàq jàng yaa fi gën a ceci yaa fi gën a cela te yaa ngi ak des millions de jeunes dans le monde yi nga xam ni amuñu boobu médiatisation wane la yóbbu la France def la ci benn école teg ci situation de responsabilité bu extraordinaire ça veut dire que yow mii kat il faut que yow nga continuer nekk lii nga xam ni moo tax ñu médiatiser la nii lu mën na jur lu nekk man je crois que ni ci foofu la ñu war a seetee li tax moom mu demee nii mën na ko récupérer moom dominer situation bi am nu mu doxale mu jur lii mën na faible situation bi dominer ko mu jur lu mel nii donc il faut ñu xam lan moo xew ci diggante bi ak lan moo ko influencé si c'est dans le sens du bien que ni moom maîtriser na situation bi ba xalaat ni il faut mu jël retraite bi nga xam ni da koy recadrer waat ba mu mën a comporter normalement nit ñi bàyyi ko mu dund bu normal fa lillahi alhamdu su fekkee ni nag situation bi moo ko dominé ñu daw wallu jëkka ba seet ci lan la jëm. sur le plan des recherches erreur amul ci police française ni ñu koy doon seetee. non police amul ci police française dañuy dem ci énoncé. disparition la ñuy dem. am tàmm nañ ko ñoom seen société bari na ay nit yu réer donc su ñu demee ci énoncé bi mooy lan problème bi mooy kii kat fii la nekkoon gisatuñ ko depuis 1 heure depuis 2 heures depuis cela ñu dox normalement c'est sur le plan de la médiatisation
de la communication autour de ça qu'il y a eu beaucoup trop de liberté c'est-à-dire dafa nit ñi ñëpp ku nekk da nga ci indi sa version bopp ku nekk ci indi sa xam-xam ku nekk ci indi sa mën-mën ba ñu dugal ci son parrain ministre bi nee na ceci cela alors que c'est une disparition normale li ko caractériser au fond nag dañu waroon bàyyi ñi mën ñi xam ñi mu nekk seen liggéey ñoom ñu prononcé wu au cas pour cas ñëpp tey en tout cas man loolu laa def lii ma la ci wax maa ngi koy soog a wax nii mais boobu analyse laa demee effectivement c'est une personne fi ñu ko teg diis na kowee na trop li que mën na ko dominer génn daal di retirer boppam pour changer mën na ko ñàkk dominer mu indil que ay difficultés ba mu jóge fa sax nu mu déggee encore